téléspectateurs yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Pape Birama Diallo nekk chef du département de la négociation collective et des relations professionnelles de l'UNSAS tey nag lu ñu fa seen waxtaanee mooy tolluwaayu gros porteurs yi naka noonu chauffeur gros porteurs yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi sàkku li nga xamante ni dafa soxal wàllum condition de travail ndax ni li mel ñu ngi koy ñaaw lu baax a baax ba tax ñoom dàquñ sax ba amal lu ñuy wax grève seen condition de travail seen nekkin seen njëriñ lan la si askan bi ak tamit seen ay horaire ak secteur bi yan pàcc nañ si mën a yaatal ci biir émission Pape Birama Diallo dina ko yaatal ci émission kennu askan bi man lay dalal jàmm ci plateau bi. di la nuyu di la sargal. ci ni nga ma dalale. waaw. très bien alors Pape Birama Diallo comme ni ma ko waxee léegi si tàmbali émission bi yow yaay chef du département de la négociation collective et des relations professionnelles ci syndicat bi ñuy wax UNSAS boobule syndicat tamit jàppale ay liggéeykat yi nga xamante ni ñoom jamono jii dañ nekk ay jafe-jafe tamit si seen secteur muy ay gros porteurs alors d'abord laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi situation bi lan la Pape Birama Diallo. waaw démb dañoo dalal ay liggéeykat. mbooloom liggéeykat yu jóge ci entreprise. transport gros porteurs yi. ñuy def transport marchandise logistique. nekk ci domaine transit. mu nekk bërëb bu liggéeykaay secteur boo xam ni bu ñool. ñu gis nag ni liggéeykat yi seen wàllu bopp seen àq ak seen yelleef. dañ ko salfaañe. bu metti sax. donc loolu mooy jàmbat bi démb nag ñu daje ci réunion. am benn point de presse bu ñu defoon. ñu jóge ci kër yu bari nag. kër yu bari booy xoot tawat bi benn la rek maltraité mauvaise condition de travail mal rémunéré donc seen wàllu liggéey gis nañ ni am na ay mettit yi fi am. gis nañu tamit ni ñu leen war a toppatoo ci seen wàll àq ak yelef joxuñu leen ko joxuñu leen gëdd boobu. te ñu nekk ay liggéeykat ay professionnel am métier am qualification professionnelle mu nekk ci dëkk boo xam ni réew boo xam ni réew bu organisé la am état de droit waaye application wu droit du travail maanaam code du travail ni ñu ko war a appliquer ak convention collective yenn instruments yi yoo xam ni mooy aar liggéeykat bi di ko garantir ci bërëbu liggéeykat yi gis nañu application bi dafa sooxe bu metti ba tax ni ñun suñu wàllu bopp xawoon nañu anticiper sax avant que lu mel nii di am ndaxte li jiitu jéemoon nañu dajeek seeni borom kër waxtaan ak ñoom lu mel ni CDM muy compagnie d'expertise maritime boobu nga xam ne ñu gën a bari ci ñoom fa lu ñu jógee ñu ñëwoon dem ànd ak ñoom seeti ji leen waxtaan ak ñoom ci seeni jafeñ-jafeñ ndaxte problème bi mi ngi dooroon ci mois de novembre 2021 lu jiitu loolu sax mois de juillet 2021 le problème yi gënoon tar mu amoon nag ay waxtaan yu am solo yu ñuy sumboon ak borom kër yi waxtaan ba am ci lu ñu juboo ñu xaatim ko ci kanamu inspecteur du travail mu nekk juróomu ponk yu am solo bu jiitu mooy nañu fexe ba ñu am ay contrat de travail parce que liggéeykat ak sa borom kër da ngeen war a am lu leen lié relation de travail bi dafa war a am lu leen lié këyit bu wër bu mandargar ni yow kii mooy sa borom kër tamit moom it am na ay obligation am na ay droit am na ay devoir am na ay obligation ci yow itam am nga ay droit am nga ay obligation ci moom loolu ñu bokk d'accord ci ni dañ ko xaatim bi ci tegu mooy liggéeykat booy fayeeku sa payoor dañ la war a jox këyit bu wane ni lii mooy sa payoor nga signé muy bulletin de salaire yéen ñiy liggéey fii xam ngeen ni dañ leen di jox bulletin de salaire secteur bi nu mu yaatoo yaatu ak mbooloo mi ci nekk di liggéey di daan seen doole kenn xamul nu mu toll
te loolu tamit yaakaar naa ni nguur gi war na ko xayma. secteur bi dafa am solo ci lu mu générer ci emploi lu muy pourvoir emploi am na solo boo xam ni amul benn statistique amul donnée statistique mais lu am solo la. amul benn donnée statistique. amul mais yéen seen wàllu UNSAS ban jéego ngeen si def ngir. ci loolu laay ñëw moom loolu laay ñëw moo tax ma ni ministère du travail moo tax ma ni dañuy interpeller autorités yi gouvernement. oui que secteur bi nañ ci jubluwaat bu baax a baax. nañu jàngataat secteur bi parce que lu mu regorger ci emploi kenn xamul lu mu toll. comme réew ñetti mën nañu wax ñetti secteur ñoo ko yor yu am solo la ñeent bu jiitu bi mooy production bu ci topp mooy transport ak commerce bâtiment soog a ñëw travaux publics mais gis nañ ni secteur transport moom bu yeneen secteurs yi organisé nu ñu waree secteur transport dafa soxe ci réew mi nañu waxante dëgg te li muy employé bari na. dafa sooxe. dafa sooxe bu métti ak jéego yi nga xamante ni. alors moo si am. loolu sooxe. mooy convention collective président de la république wax na ko. oui ci 1er mai bu ñu déposé cahier de doléance yi. njaatige yi mu dalal leen le 3 mai. mu dalal ñu le 3 mai. que njaatige yi ak représentant liggéeykat yi organisation syndicale yi ak ministre du travail war nañu toog ñu xaymawaat convention collective yi tëggaat convention collective yi mu méngoog jamono. maanaam jamono bi su ma la déggee bu baax Pape Birama Diallo maanaam convention collective yi nga xamante ni moom moo fi nekk lu yàgg la te dund bi dafa cher dëkk bi tamit jafe-jafe yi bëri na soxla yi bëri na loolu laal mu cher moo tax convention collective yi quand même dafa war a mën a andi ay changement yu am solo naka noonu aussi salaire yi mën a yokk mu dund loolu nga bëgg wax. war a garantir salaire yi. très bien. maanaam métier bu nekk ak salaire bu mu méngul. emploi bu nekk ak salaire bu mu méngul ba nga xamee ni garantir nañu li ñuy wax salaire minimum interprofessionnel lu néew a néew muy 60 000 francs liggéeykat Sénégal lu gën a néew mooy 60 000 kenn waru ko fayeku ci suuf wàcc ci suuf. lu weesu 60 000 loolu lu weesu 60 000 mais chauffeur ci boppam salaire bi ñu ko war a fay mu tolloog ñoom. ñu yore ay poids lourds waxuma poids léger. wala ñuy dawal ay remorque ñooñu seen salaire war na passer 200 000 mais am na ci ñoo xam ni amuñu 100 000. ah bon waaw am na ñoo xam ni amuñu 100 000 te dañuy liggéey ci ay heures yoo xam ni conditions yoo xam ni mën nañu liggéey 24 sur 24. 24 sur 24. amuñu mais lan moo tax ñuy liggéey 24 sur 24. loolu tamit xam am nga na ay conséquences yu doy waar moo tax sax des fois ñuy nemmeeku ay accidents yi nga xamante ni gros porteurs yi aussi dañ koy posé ci tali bi. mooy risque professionnel. oui mooy amul benn garantie. tey jii liggéeykat bi bu demee wàcc am benn kii bu mu sooxe tuuti benn faute bu ndaw rek wala benn kii bu légère. ñu sanctionné ko ñu sanctionné ko dàq ko toogloo ko. wala bala moo fayeku lu nekk la ciy daj. te ñooñu liggéeykat yi jógee ci Jazen beneen entreprise boo xam ne. société de transport bi ma lay wax ci la bokk. ñooñu amu ci kenn koo xam ni maanaam am na lu ñuy wax sax lu néew garantie seen salaire wala seen emploi garantie. mais nañ taxaw si tuuti Pape Birama Diallo si ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawal chauffeur yu gros porteurs yi alors kan moo leen di sant ñu dawal 24 heures sur 24. waaw xam nga. kuy dawal de région kuy dawal de région en région. oui. wala nga nekk transfrontalier di dawal di dem ba yeneeni réew. normalement. war nga am repos dëgg la. mais conditions yi nga war a liggéeyee. bu ñu la joxul maanaam lu mat pour nga war a mën a jàpp ci loolu foofu nga def ay yeneen taaba ci suuf. waaw pour mën a moom sa bopp. taaba yooyu day dem ba indi lor si tali. mais effectivement. mais est-ce que loolu tamit waroon lañ ko dénoncer tamit. su weesoo ñoom seen. xam nga traitement salarial yi nga xamante ni yéen syndicalistes yi yéen a ngi siy jàpp. xam nga kuy daw de région en région. da nga war a am ay indemnité de déplacement. oui dañ la dugal ci bërëb bu confortable normalement hôtel chambre d'hôtel nga war a jël. mais ñi nga xam ne ñu fanaan ci oto yi. du ñu fanaan ci oto yi la ñuy fanaan. boo ñëwee Dakar wàcc si sa dugg si ci biir port autonome de Dakar port bii Môle 4 wala Môle 8. oui dañ lay tere nga wàcc
ci oto bi. dañ lay tere nga wàcc oto bi. waaw mënu interdiction waa port direction port mooy tere kenn du wàcc sa oto biir molkat amoo chauffeur amul droit wàcc fa ba pare booy daanuwaay amoo droit wàcc daanukaay booy daanuwaay mën nga sax daanuwaay ci biir. ah bon oui dañ la ko interdire. léegi loolu lu tax ñoo interdire loolu la. loolu mooy mesures yi nga xam ne c'est des mesures hygiène ak sécurité ak yi nga jël prévention yi jël waa port. oui pour propreté. pour que biir port environnement bi très bien nekk environnement bu propre bu propice bu propice mais nag dafa am lu jiitu ci loolu environnement boobu dañu war a mettre ay conditions yoo xam ni ëllëg ak si biir liggéeykat yi bu ñu bëggee am fu ñu daanuwaay dañuy am fu ñu daanuwaay te loolu amul loolu moo manqué donc loolu mu boole mbokk na ci li nga xam ni mooy lu ñuy ñaxtu maay il faut que ñu am ay bërëb ci biir port bi fi ñuy daanuwaay. très bien alors Pape Birama Diallo ma fàttali ni moom mooy tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi moom mooy chef du département de la négociation collective et des relations professionnelles de l'UNSAS ñuy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum gros porteurs yi seen conditions de travail naka noonu aussi waxtu yi nga xamante ni moom nañuy daw si tali bi justement foofu sax dama fay taxaw Pape Birama Diallo alors si jamono si gannaaw kilifa yi ñu si doon xar seen tànk tubéy di xoolaat bu baax a baax gros porteurs yi yenn heure yu ni daw ak yenn heure yu dul daw alors loolu yow ànd nga si quand même ñu ni gros porteurs yi waxtu sàngam ba waxtu sàngam duñ fa daw. waaw xam nga organisation. maanaam dañu nekk ci réew moo xam ni lépp dañ koy waxtaane maanaam dialogue social. oui te loolu nee naa la environnement juridique bi cadre juridique bi bu ñu ko tegee bu ñu ko assainir ba pare ñu woo partenaires sociaux yi. ñu toog ak employeurs yi. ñi nga xam ni ñooy transporteurs yi. yu mag yi toog ak gouvernement bu ndaw gouvernement bi ñu waxtaan. bu ñu waxtaanee dañuy trouver ay solution li nga xam ni mooy li ñu mën a li war a mënul nekk. ñu xam ni kii kat ay la yoon mënul nekk ñëpp d'accord ne lii waru mënul nekk lu ñuy teg loo xam ni conditions yi difficile yi ñuy teg chauffeur yi ñu ne lii kat war nañ ko assouplir améliorer ko. yan conditions. waaw condition d'emploi yi. nañu réglementé nañ leen di jox ay contrat dañ leen di fay payoor gu mat dañ leen di jox ay congé bu seen congé matee ñu jox leen congé. dañ leen jox repos am na ñoo xam ne amuñu repos li may wax ni 24/24. foofu laa ko teg am na ñoo xam ne dañuy daw di lundi ba di amuñu repos. boo defee mais loolu lan moo ko waral. boo defee repos doyul la wala lan. boo defee repos ñu dàq la boo defee repos am nañ ci benn élément boo xam ni moom moo dirigé woon mouvement bi muy Babacar Touré. ñoo ngi ko dàq ci SEDEM parce que dafa def repos jël permission dem seeti yaayam feebar mu dem fa bind permission demandé déposé ko. ñu ne courrier bi gisuñu ko. mu dellu si ñu ne ko awal ñu say bagage mais est-ce que accordé woon nañ ko quand même repos bi. mais xam nga travailleur xam nga dañuy wax ni justifier dañ lay wax justifier parce que tout est réglementé convention bi daf ni boo demee te mu nekk ci loo xam ni sa mënul ñàkk cas de force majeure. oui donc te yaay moo feebaroon boo dellu see da nga koy justifier. loolu convention bi wax loolu réglementation. mu dellu si dem fekk mu déposé woon na këyit bu wóor ni am na permission bu mu demandé mais ki ko jot maanaam ca direction ba comme ñoom duñ ko bëggoon représailles rek en terme de bundu xataal ko. koo def si teg tànk. daal di maanaam jàllewul affaire ba. mu dellu si ñu ne ko abal ñu dàq nañ la te moom moo dirigé mbooloo moom. li anam moom. mi ngi toog ba léegi fayeekuwul dem nañu inspection de travail dem ba ñëw inspection de travail léegi dañ la wax demal tribunal. mais est-ce que loolu père de famille mën na toog foofu. ak conditions yi ak responsabilité yu mu yore. moom toog di xaar. très bien alors. te ay liggéeykat ñoo topp ci ginnaawam. te liggéeykat yi man maa leen tere ñu yëngatu bu ma ne leen woon taxaw leen ñu taxaw dañuy taxaw liggéeykat bi te lu boobaa dinañu lor ki nga xam ni. mooy concessionnaire bi ko jox marché bi. muy SEMA. te loolu tamit avisé nañu waa SEMA ne leen. problème boobu il faut que ñu jël seen matukaay. mais alors Pape Birama Diallo lu tax ñoom amuñu repos personnel bi moo doyul ressources humaines moo posé wu foofu wala lan. alors dama leen laaj wala dafa am chauffeur yi nga xamante ni ñoo fa nekk qualification bi demeewul noonu lu xew. waaw organisation. xam nga organisation du travail employeur bi la incombé. c'est vrai que personnel bi du doy souvent
benn. oui. parce que normalement boo liggéeyee 12 heures de temps da nga war a reposer keneen ñëw relayer la mais camion bi kenn moo koy dawal. yow booy bu ñu la dàqee rek lañ koy jox keneen. waaw bu ñu la dàqee rek lañ koy jox keneen kon yow amoo keneen ku lay remplacer ci sa heure repos te loolu dafa war a mën a nekk ñaareel bi. laaj naa leen sax na leen ana seen règlement intérieur parce que règlement intérieur chauffeur buy liggéey ak employeur dafa war a am lu leen lié. gannaaw texte yu ma cité. cadre juridique boobu war a am règlement intérieur. ñu xam ne ku nekk xam li ngay respecté. ak sa jour de repos fi nga war a yem ak fi nga warul yem. waaw ak nu ñuy organiser liggéey bi. yooyu amul am na ñoo xam ne ay journaliers rek lañ leen considéré di travailler depuis 6 ans. on les considère comme des journaliers. moo tax yéen waa UNSAS ngeen taxaw temb ngir mbir mi am changement am ay coppite. am na ci beneen boo xam ne sax marché mën naa wax ne travail noir la. parce que dañuy jël ay contrat de stage di ko signer ay professionnels ñoo xam ni dañuy am ancienneté yàgg ci bërëb bi di ko liggéey ñi leen di signer démb laa ko gis contrat de stage te contrat de stage yoon def ni 2015. ñun bokk nañ ñu ko négocier dañi warul passer 2 ans tout renouvellement compris. oui mais da ngay gis ñoo xam ne dañ leen defal ay renouvellement contrat de stage maanaam da nga bëgg wax ni daal ay contrat de stage illimité. illimité ensuite. travail noir évasion sociale du ñu fay maanaam du ñu cotiser liggéeykat bi. luy garantie collective. IPRES caisse de sécurité sociale. assurance maladie obligatoire te du ñu fay fisc. très bien alors lu jëm ci wàllum nekkinu comportement bu chauffeur bi nga xamante ni moom mooy dawal gros porteur responsabilité bi nga xamante ni moom moo tegu si ndoddam alors des fois si tali bi dañuy gis ay comportement yu jéggi dayoo indiscipline notoire anarchie désordre bi nga xamante ni ñenn ñi naam sax du ñëpp mais loolu lu ko waral manque de formation la wala lan. waaw ñun lañuy wax cadre de partenariat dafa am. ñeenti mbir yooyu jiital. d'abord projet de société bi il faut que yow nga comprendre projet d'établissement bi. oui. travailleur bi booy liggéey ak sa borom kër. di nga xam projet bi lan moo tax mu jóg. très bien d'abord le projet. le projet. ensuite ngeen partager valeurs yi. travailleur bi dafa am ay valeurs employeur bi am valeur entreprise bi am ay valeurs il faut que ñu fonk valeurs yooyu ak vision bi ñu partager ko. fii la ñu jógee fii la ñu jëm. moom mën na xam ne tey bii mooy perspective yi bii mooy perspective bi ci des nag ñu ne sa rôle mooy lii yow yaa yore lii yaa koy sàmm yaa koy doxal. jamono si gannaaw kilifa yi ñu si doon xar seen tànk tubéy di xoolaat bu baax a baax gros porteurs yi yenn heure yu ni daw ak yenn heure yu dul daw alors loolu yow ànd nga si quand même ñu ni gros porteurs yi waxtu sàngam ba waxtu sàngam duñ fa daw. waaw xam nga organisation. maanaam dañu nekk ci réew moo xam ni. lépp dañ koy waxtaane maanaam dialogue social. oui te loolu nee naa la environnement juridique bi cadre juridique bi bu ñu ko tegee bu ñu ko assainir ba pare ñu woo partenaires sociaux yi. ñu toog ak employeurs yi. ñi nga xam ni ñooy transporteurs yi. yu mag yi toog ak gouvernement bu ndaw gouvernement bi ñu waxtaan bu ñu waxtaanee dañuy trouver ay solutions. li nga xam ni mooy li ñu mën a li war a mënul nekk. ñu xam ni kii kat ay la yoon mënul nekk ñëpp d'accord ne lii warul mënul nekk lu ñuy teg loo xam ni conditions yi difficile yi ñuy teg chauffeur yi ñu ne lii kat war nañ ko assouplir améliorer ko. yan conditions. waaw condition d'emploi yi. nañu réglementé nañ leen di jox ay contrat dañ leen di fay payoor gu mat dañ leen di jox ay congé bu seen congé matee ñu jox leen congé dañ leen jox repos am na ñoo xam ne amuñu repos li may wax ni 24/24 foofu laa ko teg am na ñoo xam ne dañuy daw di lundi ba di amuñu repos. boo defee loolu lan moo ko waral. boo defee repos la wala lan. boo defee repos ñu dàq la boo defee repos am nañ ci benn élément boo xam ni moom moo dirigé woon mouvement bi muy Babacar Touré. ñoo ngi ko dàq ci SEDEM parce que dafa def repos jël permission dem seeti yaayam feebar. mu dem fa bind permission demandé déposé ko. ñu ne courrier bi gisuñu ko mu dellu si ñu ne ko. mais est-ce que accordé woon nañ ko quand même repos bi. mais xam nga. travailleur xam nga dañuy wax ni justifier lañ lay wax justifier. parce que tout est réglementé convention bi daf ni booy demee te mu nekk ci loo xam ni sa mënul ñàkk. cas de force majeure. oui donc te yaay moo feebaroon boo dellu see da nga koy justifier.
loolu convention bi wax loolu réglementation mu dellu si dem fekk mu déposé woon na këyit bu wóor ni am na permission bu mu demandé mais ki ko jot maanaam ca direction ba comme ñoom dañ ko bëggoon représailles rek en terme bund xataal ko def si teg tànk daal di maanaam jàllewul affaire ba mu dellu si ñu ne ko abal ñu dàq nañ la te moom moo dirigé mbooloo moom li anam moom mi ngi toog ba léegi fayeekuwul dem nañu inspection de travail dem ba ñëw inspection de travail léegi dañ la wax demal tribunal mais est-ce que loolu père de famille mën na toog foofu ak conditions yi ak responsabilité yu mu yore moom toog di xaar très bien alors te ay liggéeykat ñoo topp ci ginnaawam te liggéeykat yi man maa leen tere ñu yëngatu bu ma ne leen woon taxaw leen ñu taxaw dañu taxaw liggéeykat bi te lu boobaa dinañu lor ki nga xam ni mooy concessionnaire bi ko jox marché bi muy CEMA te loolu tamit avisé nañu waa CEMA ne leen problème boobu il faut que ñu jël seen matukaay. mais alors Pape Birama Diallo lu tax ñoom amuñu repos personnel bi moo doyul ressources humaines moo posé wu foofu wala lan. alors dama leen laaj dafa am chauffeur yi nga xamante ni ñoo fa nekk qualification bi demeewul noonu lu xew. waaw organisation. xam nga organisation du travail employeur bi la incombé. c'est vrai que personnel bi du doy souvent benn. oui parce que normalement boo liggéeyee 12 heures de temps da nga war a reposer keneen ñëw relayer la mais camion bi kenn moo koy dawal yow booy buñ la dàqee rek lañ koy jox keneen. waaw buñ la dàqee rek lañ koy jox keneen kon yow amoo keneen ku lay remplacer ci sa heure repos te loolu dafa war a mën a nekk ñaareel bi. laaj naa leen sax na leen ana seen règlement intérieur parce que règlement intérieur chauffeur buy liggéey ak employeur dafa war a am lu leen lié. gannaaw texte yu ma cité. cadre juridique boobu war a am règlement intérieur. ñu xam ne ku nekk xam li ngay respecté. ak sa jour de repos war a yem ak fi nga warul yem. waaw ak nu ñu organiser liggéey bi. yooyu amul am na ñoo xam ne ay journaliers rek lañ leen considéré di travailler depuis 6 ans. on les considère comme des journaliers. moo tax yéen waa UNSAS ngeen taxaw temb ngir mbir mi am changement am ay coppite. am na ci beneen boo xam ne sax marché mën naa wax ne travail noir la. parce que dañuy jël ay contrat de stage di ko signer ay professionnels ñoo xam ni dañu am ancienneté yàgg ci bërëb bi di ko liggéey ñi leen di signer démb laa ko gis contrat de stage te contrat de stage yoon def ni 2015. ñun bokk nañ ñu ko négocier dañi warul passer 2 ans tout renouvellement compris. oui mais da ngay gis ñoo xam ne dañ leen defal ay renouvellement contrat de stage maanaam da nga bëgg wax ni daal ay contrat de stage illimité. illimité ensuite. travail noir évasion sociale du ñu fay maanaam du ñu cotiser liggéeykat bi. luy garantie collective. IPRES caisse de sécurité sociale. assurance maladie obligatoire te du ñu fay fisc. très bien alors lu jëm ci wàllum nekkinu comportement bu chauffeur bi nga xamante ni moom mooy dawal gros porteur responsabilité bi nga xamante ni moom moo tegu si ndoddam alors des fois si tali bi dañuy gis ay comportement yu jéggi dayoo indiscipline notoire anarchie désordre bi nga xamante ni ñenn ñi naam sax du ñëpp mais loolu lu ko waral manque de formation la wala lan. waaw ñun dañuy wax cadre de partenariat dafa am. ñeenti mbir yooyu jiital. d'abord projet de société bi il faut que yow nga comprendre projet d'établissement bi. oui. travailleur bi booy liggéey ak sa borom kër. di nga xam projet bi lan moo tax mu jóg. très bien d'abord le projet. le projet. ensuite ngeen partager valeurs yi. travailleur bi dafa am ay valeurs employeur bi am valeur entreprise bi am ay valeurs il faut que ñu fonk valeurs yooyu ak vision bi ñu partager ko. fii la ñu jógee fii la ñu jëm. moom mën na xam ne tey mooy perspective yi bii mooy perspective bi bi ci des nag ñu ne sa rôle mooy lii yow yaa yore lii yaa koy sàmm yaa koy doxal. ku nekk yam fi mu war a yam. responsabilité soog a ñëw. bu responsabilité ñëwee nag li nga wax nii léegi bu la dalee sa responsabilité la boo amee ay manquement sa responsabilité la mais bu motul d'abord en amont foofu mënatuñu wax responsabilité parce que dafa motul en amont. dafa bi ci des. waaw dafa matul. mais am na si loo xam ne tamit. mais responsabilité individuelle la. waaw responsabilité individuelle loolu mën na am ay défaillances. oui mën na am ay défaillances. loolu la ñuy constater. mën na am ay fatalité mën na am aussi ay fautes. mais bu amee faute dañ lay sanctionner mais faute ku ko commettre ñu sanctionner la. ala kulli haal. mais des fois faute yi dafay nekk loo xamante ni. mais est-ce que ñu ñuy jël li ngay wax ni léegi. oui est-ce que boo jëlee un professionnel. war ko jox place bi.
tu préfères jël benn apprenti koo xam ni amul qualification professionnelle bi nga jox ko. kon loolu moo nekk ci secteur bi. loolu bari na fa. ñoo xamante ni amuñu benn qualification. mais boo xoolee ni responsabilité nee naa la responsabilité même ay remorque ay transport en commun kii moo ko war a dawal quand même. ay transport en commun. yu mel ni remorque am na âge boo ko war a dawal ay responsabilité am responsabilité ñi kii père de famille la responsable. mais boo jëlee xale bu ndaw dénk ko loolu. mais koo xamante ni xamul fu muy teg tànkam da koy foye. te malheureusement loolu lañ nemmeeku. loolu moo gën a loolu effectivement loolu moo gën a bari parce que boo gisee lii yëpp di am yenn dérives yi di am loolu la moo tax ma ni problème de responsabilité la en amont ñu ñuy jox liggéey bi nañu xam ñan la ak ñu wàccoog ñoom ci ay droit ak i devoir obligation ñoom it ñu leen te seen tànk de boo leen tegee fi bu mooyee ëllëg ak si biir conséquences yi moo leen ciy fekk. kon na nga bëgg wax ni bëgg lu yomb moom moo tax ba ñoom du ñu jël ñi nga xamante ni dañ def am qualification professionnelle. def seen formation nu mu waree. jaar fi ñu war a jaar ñoom duñu leen jël wala même sax suñu leen di jël ñu néew nañuy doon mais ñoom dañuy préférer jël ay amateurs. waaw c'est la recherche du profit super profit rek le surprofit. moom la ñu gën a privilégié xooluñu intérêt liggéeykat bi xooluñu intérêt. société bi askan wi. ñoom seen intérêt bopp rek seen intérêt bopp rek la ñuy doxal. moo tax ñuy mooy ma ni li ma lay wax nii du ñu fay fisc bu mat dañu wër-wërloo ak fisc bi du ñu verser cotisation sociale. IPRES caisse de société. mais institution prévoyance sociale yëpp dañu am ay difficultés parce que ñu war a cotiser ñëpp du ñu cotiser xoolal assiette bi. nee naa la secteur transport rek. buñ ko organiser woon assainir ko mais lu muy génne ci ay fonds kenn xamul mu toll. mais réglementation bi ak assainissement bu secteur transport ñu ngi koy wax belle lurette mais fu mu taxaw la taxaw. waaw volonté politique naam sax fekkee ne am na jéego mais quand même. waaw volonté politique. volonté politique moo manqué dëgg. ci suñu kilifa yi. moo manqué volonté politique. parce que il est bon de faire des textes. oui mais application bi moom mooy doon problème. foofu la soxee peut-être aussi mën nañu wax ni. ressources humaines yi doyul parce que booy demee ci corps de contrôle yi organisme de contrôle yi bariwuñu tey jii doon naa ko wax bërki démb moo dajeek ñoom nee naa leen yenn saa yi sax police war na prêter main forte l'administration du travail parce que transport en commun war nañu exiger chauffeur bu amul contrat de travail amuloo maanaam livret de travail waroo ko dawal loolu aussi police yi nga xam ne ñooy contre nekk ci circulation bi. war nañu contrôler loolu. jàppale administration kon da nga bëgg wax ni su weesoo tracasserie policière yi nga xamante ni yenn chauffeurs yi wala syndicat yu yëngu ci wàllum transport routier dañ koy faral di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ni mooy contrôle yi nga fi soulever léegi policiers yi aussi dañ ko war a bàyyi xel. waaw xam nga man tracasserie yi sax du ma ci dugg. lu bari parce que. nee naa la question de responsabilité la. ci fànn yëpp. ci fànn yëpp. maintenant bu ñu toogee xam nga def nañ fi ay grève bu tar ñu woote autorités yi woote ñu toog njaatige yi ñëw am travailleurs yi ñëw ñu toog ñu waxtaan proposer ay pistes de solution. mais l'application pose problème. kon problème yooyu avant grève. c'est-à-dire de tous les côtés ci boor yëpp. ñaari boor côté yëpp wala ñetti côté yëpp dañuy salfaañoo règle yi. dañuy salfaañoo règle yi. waaw très bien bu ñuy appliquer normalement ku nekk jaar ci li nga war a jaar am naa yaakaar ni peut-être dinañu mën a def ay jéego yu am solo. très bien pour avancer. Pape Birama Diallo chef du département de la négociation collective et des relations professionnelles de l'UNSAS moo nekk tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi. alors Pape Birama Diallo. lu jëm ci wàllum nekkinu chauffeur gros porteur yi dàquñu sax dem grève. waaw mais loolu dina am ay conséquences. xam nga. rawatina ca port autonome de Dakar. xam nga. foofu la affaire bi mbir mi di commencer. parce que gros porteurs yi foofu la ñuy jógee. oui te foofu mooy base bi. dama ni bu dul woon ñun lu ñu leen dànkaafu. parce que bëgguñu ñu def grève illégale. dañ ko bëgg ñu tekk ci yoon. waaw yëngu-yëngal def préavis yëglu. jéemoo waxtaan def ay négociations. interpeller autorités yi.
di xaar nag réaction feedback am bu amul nag ñu jël sunu matukaay parce que nag liy jot na. gannaaw de da ngeen taxaw tem. mais loolu. xam nga risque. oui ni nga mën a fexe ba wàññi risque yi limiter dégâts yi xam nga risque dafa doy waar. injustice. lu mu mën a jur ci réew kenn xamul nu mu toll. da ngay gis ñoo xam ni seen yoon nekk ci sax benn événement ñu ñëw dugg ci. jaxase dëkk bi ñu prox ndollu si daal di ci dugg rek jaxase dëkk parce que am na kenn koo xam ni am na kenn doode dafa am kenn koo xam ni dafa am lu muy fayu dafa amoon lu ko metti maanaam frustration bu garaaw yoo xamante ni yu dajaloo dàq ginaar waxaale sa soxla loolu mooy andi émeute loolu lu ñu mën a du nañu def attention dañuy def attention très attention alerte la na alerte mais quand même espérons que ni gros porteurs yi du ñu dem ba àgg si grève. waaw xam nga dama déjà li ma la wax cas bu ndaw boobu ma la wax léegi déjà waa yu ñu ñëw ay droit am ñu salfañu ko ci ay conditions yoo xam ne teguñu ko fenn jël ay kii nëbb ay kii dàq ko ci loo xam ne du dëgg du yoon xam nga loolu yeneen ñi bu ñu taxoon di ko fayul beneen affaire lay jur. man maa leen arrêté. est-ce que ba ma ñëwee dama ñëw fekk ñu arrêté liggéey bi. bloqué waa ji ñëw jëli ji ay huissier ñëw ma ne leen léegi. am na loo xam ne yéen a ko moom am na loo xam ne borom kër ga ko moom am loo xam ne yoon moo ko moom. ma ne leen dans un premier temps nañ dem ci yoon. bu ñu demee ci inspection du travail inspection wax lii droit. xamal borom kër gi droit am xamal leen yéen tamit seen i droit fan la yem bu ñu demee nag ba nga xam ne àtte nañu yoon àtte nañu bu ñu appliqué wul nag bu ëllëgee ku nekk jël sa responsable. mais est-ce que déjà interpellé ngeen waa direction générale du port autonome de Dakar wala sax waa ministère. des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement ngir tamit ngeen mën a trouver ay solution ngir ngeen bañ a mën a àgg ci grève yi. dañu dans un premier temps étape bi ñuy jëkk a franchir. mooy l'administration du travail interpellé. très bien. li ci des mooy woote nañu def benn point de presse. pour xibaar. ñëpp ngeen yëglu xibaar yëglu. maa ne loolu yëglu. waaw ci table bi. loolu waaw. ni ngeen xool réaction yi. waa sûreté ñi nga fa woon. waa renseignements généraux yi ñu nga fa woon. jël nañu note RG yi ñëpp jël nañu note. xam naa ne du ñàkk bu ñu toogloo déglu tuuti du ñàkk ay réaction. très bien boo amul réaction nag. ñu daal di def beneen étape. waaw mais sortie bi nga xamante ni moom la gros porteurs yi def. contexte bi da ngeen jàpp ne dafa nekk contexte bu favorable ak lu ñu jugee ci remise des cahiers de doléances le 3 mai ñu jébbal que syndicats yi lu ci mel ni UNSAS CNTS FC FGTS SYNPICS ak ñoom seen déposé jébbal ko njiitu réew mi da ngeen jàpp ni contexte bi ça passe ou ça casse. non loolu la wala non demul noonu. wala dafa tombé rek dafa tombé. parce que quand même y a une écoute attentive. Parce que 1er mai bi il faut le dire ñun au niveau de la coalition des centrales syndicales jàppoon nañu sax. mooy ay CSA ak ñoom seen. ñun ñëpp ñoo bokk benn kuréel bu mag. jàppoon nañu démb rek barki démb la ñu réunir commission technique bi. nga xam ne man maay coordonné commission technique boobu. waxtaan nañu ba jàppoon ni dañu war a def benn grande manifestation. mais bi ñu jógee ci 1er mai bi ak réponse yi président de la république andi. ci demande sociale bi dañu def analyse xoolaat vraiment bu ñu évaluer résultats yi. y a des aspects positifs. waaw parce que am na ay avancées. oui. le président il n'est pas anti-travailleur de. il n'est pas anti-travailleur bu ñu ko xamee di ko fréquenter boobu ba léegi il n'est pas anti-travailleur. il y a des avancées sociales. mais secteurs yi dafa am ci ñoo xam ni dañu doy waar dañu jubati. te ñooñu il faut que ñu won leen naka la quoi. te loolu nag. oui mais dooguma la mais avancé yooyu da ngay def allusion jëm ci wàllum tamit pacte social et stabilité économique. waaw pacte non xam nga pacte bi ñu bari ñu ngi wax pacte bi xamuñu pacte bi. origine pacte bi. ñun bi ñu koy signé nangu ko signé avec gouvernement bi ci magistère du président de la République Macky Sall boobu dañu amoon ay préoccupations majeures. yoo xam ni. traversé na ay régimes yu bari kenn faju ko retraite à 60 ans. oui kenn faju ko. ak pas mal de questions yu ñu teg ci table bi. ñu ni ñun benn condition ñaari condition la ñuy posé. oui nañu mesurer la représentativité. pour que ñu xam poids ku nekk
premièrement. Oui. Deuxièmement, allongement de l'âge de la retraite à 60 ans. Ensuite, li ñuy wax stock revendication yi li ñuy wax passif social bi stock revendication yi depuis plusieurs années mais nañ ko teg ci table ñu def l'état des lieux avancé loolu aussi mu d'accord ci loolu moo tax ñu ni conditions yooyu mu la ñuy signer pacte bi pour 3 ans ñu am 60 ans en mesure de la représentativité ak yeneen avantage ba corps de contrôle bi nga xam ni tey jii ci wàllu secteur travail mooy administration du travail ñuy jox leen ay ndàmpaay yu am solo ci wàllu lutte contre l'évasion sociale mooy li ma doon wax sànq ci wàllu cotisation sociale yi nga xam ni dañ koy fagaagal ci secteur yu bari yoo xam ni du ñu cotiser tey ji inspecteur travail am nañu ay primes yu am solo ay indemnités yu am solo yu tax ñu waroon nañu taxaw ci wàllu évasion sociale. moo tax ñoom seen indemnité moom moo taxoon waa pacte bi moo ko andi. oui mais seen indemnité yooyu taxoon na ba syndicat d'enseignants yi doon yëglu naan inspecteur du travail yokkal nañ leen naka noonu ñu yëngu ci wàllum. waaw mais pacte bi tamit amoon na pacte bi amoon na aussi le système de rémunération. effectivement waaw mi ngi woon ci pacte bi loolu aussi dañ ko appliqué wul woon. moo tax gars yi yëngatu. parce que injustice la il fallait quand même réparer cette injustice. très bien mais ñu réparer cette injustice bi nga wax. jéego yu nga xamante ni si mois de mai bi njiitu réew mi insisté na si te mbir mi war a nekk en vigueur. soxal wàllum rémunération yeeg ñu yëngu ci wàllum éducation santé yéen waa UNSAS yéen a ngi koy rafetlu. ñu ngi koy rafetlu benn secteur rek moo des benn pàcc rek. muy ban muy poste. waaw mooy maanaam jubluwaay ci ni ñu mën a fexe ba poste. jàppale ko. redressé ko mu taxawaat. parce que mais kàddu yu mujj yu président Macky Sall wax ci poste ànd nga ci jëm ci wàllum poste wu ñu xoolaat capitalisation beeg ndax poste gis nañ ni foofu ginnaaw détournement 1,5 milliard yu ñu fa doon wax te directeur général bi defoon point de presse di indi ay leeral amaat tamit yeneen luubal yi nga xamante ni presse bi révélé na ko alors poste lan mooy position wu UNSAS jëm ci wàllum. waaw position UNSAS mooy dañu yàgg alerter ba ñu commencé alerter yàgg na. avant président Macky Sall di accéder au pouvoir ñu ngi alerté ci situation poste luy raam ci ñag ba la jëm boobu ba léegi kenn dégluwuñu li am nag tey bettuñu président mi ngi soog a constater les dégâts mais ñun gisoon nañu dégâts yi muy ñëw. ah bon waaw bu ñu anticiper woon bu boobu jël ay mesures idoines kon problème bi nuñ fa àgg tey kooku loolu dañ ko sàggane dañu sàggane poste. léegi solution wu poste lan la. waaw nos partenaires sociaux. ak gouvernement bi du problème mu syndicat sectoriel yi rek mais centrale syndicale coalition bi invité nañ leen invité gouvernement bi pour benn réflexion stratégique sortie de crise naka la ñuy jàppalee poste mu taxawaat jàpp ci autorités yi jàpp ci partenaires sociaux yi jàpp ci ñu bokk toog waxtaan pour trouver une solution consensuelle président li mu wootee li mu wax na ci affaire revendication plateforme revendicative yi doléance yi nee na ci wàllu code du travail ci wàllu code de sécurité sociale nee na nañu dem ci consensus comme moom moo wootee ci consensus comme c'est l'homme du consensus ñu ngi koy interpeller également sur le sens du consensus. jëm ci wàllum poste alors su weesoo poste entreprise publique yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk am na si yoo xamante ni ñu ngi si ay jafe-jafe alors li dal poste mën na dal yeneen entreprise léegi ngir ñu anticiper que lan lañ war a def. waaw man dama gis ay fonds yu ñu fi créé yu bari. ci magistère du président de la république ay fonds yoo xam ni fonds de garantie ay fonds yoo xam ni fonds d'investissement ay fonds yoo xam ni dafay war a renforcer fexe pour comme secteur d'activité yi ñu mën a xaw a génn ci ay difficultés ay jafe-jafe kon bu ñu amee lu mel noonu président de la république jël alal ju toll noonu du ko dugal ci biir comme di dimbale économie war nañu saytu tamit entreprise yi nga xam ne dañu am ay problèmes yu nërmelu ñu war leen redresser jàppale leen pour ñu taxaw. c'est important parce que dañu wax problème emploi la problématique de l'emploi. depuis des années ñu ngi koy wax. mais nag mënoo di dégraisser wu. bëgg di muscler wu loolu mënul nekk. proposition njiitu réew mi recapitalisation jëm ci wàllum entreprise bii di poste ànd nga si.
waaw ñun concept yi il faut que ñu toog. ñu maanaam concept bi yéen daal. waaw non dañuy toog ñu définir concept yi. maanaam recapitalisation. parce que recapitalisation mooy tas ko boîte bi. oui mooy liquider ko. maanaam ba pare créé waat. dafa dese leer seen. non dafa dese leer suñu bopp. donc yooyu il faut que ñu toog ñu leeral ko quoi. concept yi ñu xam lan la undu quoi. am na solo te ñu fexe nag liggéeykat yi tamit mën nañu def ay sacrifice. bu dee dañu bëgg a sauver emploi yi. waxuñu rek ñu def dégraissage personnel yi wàññi dàq. mais mën nañu compresser aussi charge yi. très bien waaw. loolu am na solo bu baax dina sant. jërëjëf dernier mot da ngay tëjee. waaw mais maa ngi vraiment rafetlu di kontaan ci invitation bi te lu mel ni bu mu fi gëj ñu ñëw bokk toog benn plateau di waxtaanee jafeñ-jafeñ yi nga xam ni. moom la ñu nemmoon ko ci secteur yi. ñemeñ ko ci saa su nekk si la nekk moo tax ci ngeen émission bi nekk tudd kennu askan wi. mooy loolu mais nag ñu ci booleale yenn saa yi ci waxtaan bi. responsable yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci secteur yi ci gox yi. am na ci solo. comme ñu nekk au niveau national tamit. di la gërëm di la sant ci invitation bi. merci beaucoup mu nekkoon Pape Birama Diallo. chef du département de la négociation collective et des relations professionnelles de l'UNSAS du Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal mu nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi. Iba Mar Sène ci son bi ci caméra yi Cheikh Ahmed Tidiane ak Angèle mbokk téléspectateurs yi amoon seen fay jaa ngeen jëf. jaajëf.